rajo Afia FM ak ONG bii di Ségid lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maimouna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG Ségid ak ay partenaire am taxawu tuut tànk yi mooy seen yitte. asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice seen rajo Afia FM ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci def si déglu bi ak safo bi ñu teewaat tey ji sunu plateau bi nga xamante ni saa su ne dañ ci ànd ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Ségid ngir waxtaanee nekkinu xale yi maanaam métit yi nga xamante ne ñu ngi leen koy teg ci société bi ngeen koy am jeudi bu ne fii seen rajo Afia FM tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ni ba tey mooy xale yi ak métit yi nga xamante ni ñoom ni ngi leen koy teg waaye thème bi tey mi ngi aju si yi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum diine ku ne diine nag Sénégal xam ne diine yi fi nekk bari na te yi si gën a fës bokk na ci diine l'islam ak diine chrétien tey nag ñu dalal ñoo xamante ni ci diine joojule la ñuy yëngu ñu fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni moo di ñaawteef wala métital wala abus sexuel yooyu nga xamante ni saa su ne dañ koy nemeek ci xale yi ban taxawaay la ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu diine bi am si waaye it diine lan la wax ci yar topp aar waaye it gën tatagal ki nga xamante ni moo di xale ci loolu am na ñoo xamante ni ñoom nañ si dalal suñu gan balaa ñuy def dara dañ leen di bàyyi ñu présenté wu bokk na ci ki nga xamante ni moo di imam Mouhamed Niang imam nuyu na la di jaajëfal sa teewaay si sunu plateau. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokki jullit yi mbokki ñuy déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu rajo bi ak auditeur am yi nga xam ne ay fidèle lañu chaque jour di ko déglu ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ci seen émission bi di sensibiliser nit ñi ak jullit ñi ak fu mu nit mën a nekk rek ci wàllu taxawaay bi nga xam ni moom la ñu yàlla sant rawatina ñun jullit ñi jëm ci sàmm ak aar ak protéger sunuy njaboot ba teg leen ci condition ak yarin wu baax bu ëllëgee du ñu am ñu wàccoog sunu borom ba mën bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ñu mën ne yàlla li ñu dénkoon ci njaboot taxawu nañ leen tette nañ leen yar nañ leen loolu moo ñu indi fii tey incha allahu pour fàttali jullit ñi parce que ñëpp xam nañ waaye fàttali yàlla nee na yonent bi wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin fàttali boobu nag moo tax seen partenaire bi ñu naan Ségid chaque mois mu ñëw fii di fàttali nit ñi di leen ñaaxaat pour seen wareef ci njaboot gi bokk na ci li ñuy jullee ko woor yëpp njaboot gi ci la bokk kon incha allahu ba ci kanam ba question yi ñëw ñu gën ko yaatal wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf imam am na keneen koo xamante ni moom la ñuy dalal moom mu di madame Mané Sabadou Sagna moom di monitrice di yëngul ci lépp loo xamante ni day wàllum protection de l'enfant maanaam nan la ñuy aaree xale yi moom it teewal fi beneen diine ji nga xamante ni moo di diine chrétienne bu ñu fas yéene waxtaan ak moom ak diine chrétienne lan lay wax ci taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko taxawu xale madame Mané ma bàyyi la d'abord nga nuyoo ak suñuy auditeur alléluia maa ngi leen di nuyu ci turu borom bu sell bi tudd Yesu Krista inno Mariama maa ngi leen di sant te di leen jërëjëfal ndaxte yéen a ngi toog bàyyi seen lépp ngir mun ñoo déglu tey nag ñu ngi fii ci wàllu xale lépp lu laal xale laal na xolu yàlla ndaxte xale moo nekk xolu yàlla kon bokk bu ñu fi nekkee tey dañoo bëgg a waxtaan ci lu gën a xóot ci li nga xamante ne loolu dañuy gis ci jamono ji lii laal xale ndaxte nekkul fenn foo xamante ne ni loolu neex na yàlla te neexul ñun ñi nga xamante ne ay nit lañu kon bokk loolu moo ñu tax tey ñu toog fii te maa ngi ñaax samay mbokk yi mbokk jigéen yi mbokk chrétien yi mbokk musulman yi ñu bàyyi vraiment seen xel si lu ñuy ñëw waxtaane ndax lu am solo la pour diine yëpp mun nga nekk chrétien nga nekk musulman dafa nekk loo xamante ne lu am solo la loo xamante ne ni boo si bàyyee sa xel dina la jàppale si say njaboot ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a dal
ci kattanu xel mu sell bi ci turu Yesu Krista amen. merci beaucoup jërëjëf madame Mané am na keneen koo xamante ni moom saa su ne mi ngi ci plateau bi di ci ànd ak ñun xam ngeen ko bu baax mu di Mame Sophie Ndiaye Mame Sophie nuyu naa la. Mame Seye maa ngi lay fay di rafet lu toogaay bi émission bi tey moom dama gën a kontaan parce que maa ngi en face de moi ay ñi nga xamante ni si ñoo fi représenté kii di diine l'islam kii di diine chrétienne lépp rek gën a ñaax waajur yi gën a ñaax askan wi pour que ñu bàyyi xel ci xale yi nga xamante ni ay tout tànk lañ te tout tànk moomin la bu nga xamante ni yàlla daf ko jox cër te xale ku ko protéger yàlla dalay gën a naw parce que ndénkaane la te ndénkaane boobu bu ci boo ko gënee jëmmal gën ko protéger yàlla ëllëg dina la laaj naka nga sàmme woon xale yooyu donc tey sama invité yooyu maa ngi leen di sant di leen gërëm di remercier également suñu fidèles auditeurs auditrices yu Afia FM parce que chaque fois dañ fiy ñëw di def émission yi ñoom tamit ñi ngi bàyyi xel di déglu même ñi am na ñuy participer mais ñi nga xam ñi ngi toog seen kër gën a concentré wu ñun loolu sax moo ñu gën a ëppal solo même bu ñu duggee ak bu ñu duggul yëpp xam nañ ñi ngi ñuy déglu di bàyyi xel tout le temps ci émission bi kon ba si kanam incha allah kon sax ñoom ma fàttali leen li nga xamante ni moo di numéro bi 88 628 05 05 88 628 05 05 ngeen bokk si suñu waxtaan bi nga xamante ni tey jii moom la ñuy amalaat suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID Sophie tey li ñuy waxtaanee mooy taxawaayu ñi nga xamante ni tey ñoo fi toog di ay hommes religieux nekk ci diine ji ban taxawaay lañ war a am ci li nga xamante ni moo di taxawu xale yi. waaw Mame Seye dañu réfléchir ci bureau ba man ak sama collègue yi ñu ne comme dañuy liggéey ci wàllu protection diine ji tamit seen gis-gis da ci am solo parce que pour que nit ñi mën a déglu surtout parents yi mën a bàyyi xel xale yi ci njaboot gi loolu moo tax ñu ne pourquoi pas ñu xool le regard des religieux face aux abus sexuels parce que c'est très important ñoom posture bu ñu fiy toogee pour wax nit ñi dinañ mën a bàyyi xel bu baax seen biir njaboot que ce soit muy imam bu waxee nit ñi dinañ bàyyi xel xam ne imam kat nee na bu waxee lii nit ñi war nañ cee tegtal ay tegtal la yu nga xam te ni war nañ cee bàyyi xel toog saytu si njaboot gi te xam ne lu la yàlla dénk la te da nga ko wax protéger à 100% muy également madame Mané Sabadou Sagna teewal fi également lii di diine chrétienne moom tamit te en plus day yëngu ci wàllu xale te loolu amit day am solo ñun ñu xalaatam dañuy amal solo su ko defee njaboot gi it ñëpp ñoo ko bokk communauté bi ñu ñëpp ñoo ko bokk c'est important ñoom ñuy wax gën a rappeler waat nit ñi ku ci nekk sa rôle ak sa responsabilité. Merci beaucoup. Madame Mané ci moom lay tàmbalee wàllum diine chrétienne ku ni diine chrétien xam ni am na benn considération boo xamante ni wax dëgg yàlla jox nañ ko xale ndax am na loo xamante ni mooy Jésus Christ loo xamante ni citation bu ñu bari xam ci moom la mooy laissez les enfants venir en moi donc cela veut dire que protection bi nga xamante ni xale moom la yelloo kii tënk boobu le diine di diine chrétien muy Jésus Christ moom moo ko njëkk a digle. waaw dëgg la jamono jooju fekk taalibe yu Yeesu yi dañoo doon gis na ne mag yi ñoo gënoon a am solo ñu mun a jege Yeesu ñuy dàq xale yi mu daal di leen ne bàyyi leen xale yi ñu ñëw si man ndaxte nguuru yàlla ñi mel ni ñoom la yelloo te tamit Yeesu Krista mu ngi wax tamit ak ay taalibe yam si jamono joo xamante ne maanaam dafa nekkoon ak ñoom ñu daal di ñëw ñu ne ko kan moo ku gën a mag ci nguuru yàlla mu daal di indi benn xale bu ndaw teg ko ci seen kanam mu daal di leen ne képp ki nga xamante ne ni maanaam wàcce na boppam mel ni xale bu ndaw bi moom moo yellu moom mooy ku gën a mag ci nguuru yàlla te nee leen tamit ni képp ki nga xamante ne ni toroxal na kenn ki nga xamante ne ni toroxal na xale bu ndaw bu mel ni kii kooku dese na ko sax ñu takk ko ak doj bu mag sànni ko ci diggi géej ndaxte maanaam Yesu Krista dafa fonk xale te nee na leen ni kii nga xamante ne wàcce na boppam ni xale bi kooku moo mun a jege yàlla te tamit nee na leen maa ngi leen koy wax ci dëgg soo leen tuubulee ngeen soppeeku ngeen mel ni xale bu ndaw bi munoo leen egg ci kanamu yàlla ndaxte maa ngi leen koy wax ne
malaaka ñi nga xamante ne ni malaaka xale yu ndaw yi fi nekk ñoom ñooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy taxaw saa su nekk si kanamu yàlla baay bi kon xale dafa am solo ci kanamu yàlla te nee na bu dee tamit parce que tey ñu ngi wax ci affaire abus sexuel ak yooyu viol ak yooyu nee na ki nga xamante ne ni yow bu dee sa bët moom moo la war a yóbbu si safara lokkati ko nga sànni gën na baax nga dugg ci àjjana ak benn bët ke nga dugg ak ñaari bët nga dem ci safara bu dee tamit sa loxo la dagg ko nga sànni su dee sa tànk la dagg ko nga sànni ci ñi nga xamante ne nag gisuñu leneen lu dul nekk di siif xale di leen sonal ñoom ñoo xam lan moo nekk si ñoom si seen cër yi ñu war a dagg sànni wante na nekk loo xamante ne ne spirituel la loo xamante ne ñoom ñi ñooy ubbi seeni xol yàlla liggéey seeni xol ak kattanu xel mu sell changer seeni dund ba nga xamante ne dootuñu gis xale di am yeneen xalaat ci xale boobu noonu waaw. mu mel ni li nga xamante ni moo di madame Mané wax na ko Sophie am na solo mu jëm ci li nga xamante ni moo di diine chrétien si buñ généraliser rek loolu am na foo xamante ni teg na fa xale ba tey ci diine ji imam Niang li nga xamante ni moo di l'islam it am na loo xamante ni lu mu wax la ci ni ñuy aaree xale ndax ku xam l'islam dëgg-dëgg xam ni xale it am na benn part bu am solo boo xamante ni am na si ba sax waajur yi saa su ne dañ leen di soññ ba naan leen seen doomi kat diina dafa ni ay sàmm lan kon war nga leen sàmm ba ëllëg ndax ëllëg dañ leen di laaj nan lañ leen di sàmmee kon diina yi l'islam it am na lu am solo ci wàllum part boo xamante ni jox na ko xale yi. dëgg la gannaaw bi ñu santaate yàlla julli ci rasulillahi di wax ak sunu mbokk jullit ñëpp di wax ak mboolem doomu aadama rek koo xam ni yàlla def na ci yow xel mu mat sëkk manqué lu la dofuloo jinne jàpp la toujours damay faral di wax ni bi nga demee ba nekk responsable nga majeur ñu jàngal la fi ñu la war a jàngale yar la fi ñu la war a yaree nga dem ba gis ni man war naa dem samp kër war naa ut soxna xam nga soxna moom kenn utu ko pour kese rek li nga bëgg mooy njaboot goo xam ni ëllëg dina la taxaw ëllëg boo mënatul njaboot bi mën a taxaw ëllëg boo tëlee njaboot bi mën laa taxaw ëllëg boo jaaxlee nga gis sa njaboot kenn ku ci nekk wala ñi ëpp ci doomu aadama yi loolu wala sax yàlla melo boobu la bindee àdduna dafa bindee àdduna ñuy donnante ñii di dem ñii di ñëw génération bu dem nag booy dem war nga fi bàyyi loo xam ni ku ko gis ne diw day gàcce nga laama génn na àdduna waaye bàyyiwu fi luñ koy xasee parce que bàyyi na fi njaboot goo xam ni ku leen xool ñu mat li ma bëgg a wax mooy l'islam ak mboolem diine bu mu mën a doon c'est première yen bi nga yen wayjur mooy doom loolu tax yonent bi ne la tànnal ko ay wayjur gannaaw ba nga ko tànnalee ay wayjur bu ngeen di séq li ngeen di séq na ngeen préparé wu ba ndax kii ñëw nu ngeen préparé wu rek bu ñëwee noonu lay mel yàlla dogal yàlla sàmmal leen ko ba mu juddu yàlla ne leen nag 7 ans yoo xam ni xale bi moom ngeen di nekkal yéen a ngi koy nàmpal yéen a ngi koy tette yéenay sang yéenay fóot yéenay taxaw yéenay aar nga nekk ci loolu yéegaat ci beneen 7 ans bi yàlla ne la yonent bi ne la jàngal ko yar ko tette ko àndal ak moom won ko adduna ci biir foofu nag lépp lu la rëcc fa ngay ñàkkee sa doom ñàkk sa doom nag mooy éducation bu bon mu gis sa environnement yow papa wala yow yaay environnement boo xam ni dara baaxu ci bu màgg ci environnement boobu day màggaale mbon màggaale yàqu bu jógee rek day dem yàqu ji te yàlla dafa wax jullit ñëpp qu anfusakum wa ahlikum naaran yéen jullit ñi yar leen seen bopp ngeen yar seen njaboot parce que safara ku ma fa war a jëmee mooy ku yarul boppam yarul njabootam éducation mooy première li ngay may sa doom waaye imam yar njaboot googu tamit dëgg la am na solo mais waajur yi yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci wàllum diine gi bu ngeen leen xamalul nan lañ war a taxawoo xale yi ñoom it yaakaar naa duñ ko xam wala maa ngi koy wax ma sa fi léegi rek bi ma émission bi ma fi mujjee ñëw def si ajjuma bi ci toppaat dama def xutba ci loolu xutba ci sensibiliser ji wax ci lu wax ju tàng jër ba bi ma paree dama doon dégg xam nga boo waxee yenn discours yi boo paree yow duñ la ko wax direct mais di nga ko déggaat ci suuf ñu ne imaam bi tey de mag ñi la jël ak nijaay yi ndax ni ñuy def seen njaboot gi ñenn ñi pour xam wax na leen message bi jàll na
su jàllul woon doo ci jotaat ñu naan tey imam bi ñun la attaqué te fekk dëgg la chaque jour dañuy wax chaque jour dañuy sensibiliser ajjuma bu nekk danañ wax ci conférence yi dañuy wax waaye nit ñi nga dul xam est-ce que léegi ay nit ñoo fi nekk wala lan la. mais imam bu may wax sensibilisation bi xam nga boo jëlee juma yi foofu mën na ni góor ñi rek a fay nekk la plupart du temps contrairement ak bu dee mees samedi di nga dem fa di nga gis góor di nga gis jigéen mais aussi ngeen créé yeneen i occasion ngir mën a waxtaan ak surtout jigéen ñi nga xamante ni ñoom saa su ne ñooy nekk ci biir kër yi. waaw loolu dëgg la loolu moom jigéen ñi ñu ngi jàng am na ci ñoo xam ne ñun dañ leen di jàngal te xam nga li wolof di wax daanu dajul suuf mënoo dajal lépp. sa environnement bi nga nekk ñi nga mën a communiquer ñooñu ngay communiquer ñi yàlla dogal ngay jàngal ñooñu nga mën a jàngal keneen fu mu nekk itam di def loolu mais njub gi ak bakkan yi erreur bi yëpp fi ñu dalee mooy sunu bakkan yi la ñu yarul ñun ñëpp soo gisee bêtise nit di def lu ko neex mooy yarul bakkanam bëgg-bëgg bànneex li ma neex fi ma neexee ak nu ma neexee ak ku ma gis sa bët tegu ci sama kanam rek yow war naa laa def lu ma neex da ngaa yarul sa bakkan te am na nit fooy toll yow kenn du la yar su way jur ratee ak éducation ci yow boo demee ba màgg war nga xàmmee war nga jéem a mottali sa bopp sa yar parce que lu bon kenn ñëpp xam na nit li nangam dafa bon société bi nag moo nekk ci wàllu soppeekin woo xam ni ñaaw na te metti na te kenn mënutu ko téye société bi moo fa toll chaque jour nga dégg ñaawteef chaque jour nga dégg bu garaaw chaque jour nga dégg bu ñaaw te day dem da ngay wax ak nit ñi ba pare mu mel ni du yow yaa doon wax ak ñoom nga jékki-jékki déggaat même cas foofu li ñu mën a wax rek comme wax la ñu mën jottali waxu yàlla jottali waxu yonent bi ku yàlla dogal ci yow nga nar a baax nar a jub soo dégloo incha allahu di nga jariñu di nga soppeeku di nga defar sa njaboot ndax njaboot mooy première alal bi yàlla may jullit ak koo mën a doon bu la yàlla mayee doom may na la alal boobu nag ni ngay toppatoowee sa alalu liquide di dem di ñëw di ko toppatoo ci banque yi pour mu bañ a daanu noonu nga war a taxawoo sa njaboot léegi dañuy gis ñaari bu dee parent bi bu góor bi bu jigéen bi kenn ku ne nee nga da ngay uti xaalis xale bi du am benn éducation boo xam ne dana ko jëlee ci papa wala yaay parce que taluñu ko ñu bàyyi koo xam ni amaana bon bi ne ci kër gi yaruñu ko dafa màgg rek ne damay uti liggéey moom mën na yàq sa doom wala kër gi am ay mag ak rakk ak doomu bàjjen ak doomu baay yi nekk ci biir kër gi doomu nijaay yooyu yëpp mën nañu influencer sa doom yàq ko te yow yaa ngi doon uti te loolu ngay ut boo ñëwee fekk sa doom yàqu lan la lay jëriñ kon ñun jullit ñi ñoo war a dellu siwaat suñu xel dellu siwaat suñu bopp xam ne adduna ñun ñëpp dañoo jël lépp def ko muy xaalis liquide bu ma war a téye déedéet adduna du loolu te dund yomb na mais ñun ñoo jël dund jafeel ko noo dundee ba keroog ngay wuy ji sa borom c'est facile yomb na mais lu ne di nga ci dugg fu ne di nga ko gis lu ne nga dugg ci jigéen boo gis jàpp nga ni ci yow la yelloo foo mën a amee xaalis ak noo ko mën a amee ak noo mën a amee jigéen rek da nga koy am pour lan kon ñun ñoo war a jullit ñi ñun ñoo war a yaraat suñu bopp te la plupart yi ci gën a bari maam Safi bu ma bàyyiwul bu ma téewul wóor na ko cas yi ñuy jot yëpp li ci ëpp ay musulman loolu xoolal loolu te yàlla wax na leen yéen loolu lan moo ko mën a expliquer maam Sophie bu ndee xool en fait yéen si ngeen di yëngu saa su ne mais lan mooy expliquer loolu que à chaque fois phénomène boobu ci benn en fait ay musulman donc ñoo ko def pourtant du ñoom dong ñoo nekk ci dëkk bi waaw maam say man loolu sax des fois damay toog ba si yàgg dama siy réfléchir lu bari dama naan man ñi may recevoir bureau ci xale yi nga xam te ni elles sont victimes ou ils sont victimes d'abus sexuels boo xoolee boo compté kon defee comptabiliser boo comptabiliser chrétien musulman yi ñooy ëpp fuuf chrétiens yi foofu laay waxee ni ñun ñi nga xam ne ñooy mbubboo nekk ne ay jullit lañ war nañu xoolaat suñu bopp résultat yooyu day wane rek ni ñun war nañu xoolaat suñu comportement war nañu xoolaat suñu environnement suñu nekkin lan moo waral lan mooy expliquer lii ndax man dama naan diine bu fekkee da nga ni jullit laa du kurus ak jàpp ak julli rek mooy diine da nga koy dund diine da nga koy wane am na lu nga xam te ni lu ñaaw waroo ko def sa moroom waroo ko teg métit nga di ko teg asamalaak xale bu ndaw
kon loolu ñun ça veut dire que ñun ñiy mbut boo jullit war nañu xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat suñu comportement bàyyiwaat xel njaboot gi te xam ne lépp lu la yàlla jox surtout xale da nga ko war a sàmm war ko taxaw ba nga xamante ni si waru soxla benn lu koy lor luy jóge fenn te yow yaa ngi taxaw yow yaay wéyjur bi yow yaa ko war a protéger day ñuy jaaxal torop vraiment bu ñu xoolee statistiques yi xool ne musulmans yi ñoo ëpp parce que ñun dañuy am benn fiche bu nga xamante ni si mooy renseigner sur ci loolu mais boo xoolee da ngay xam ne tu vois nettement que ni musulmans yi ñoo ëpp largement chrétiens yi te loolu ça veut beaucoup dire man damay wax en général ni chrétiens yi ak lu mën a am ñoom am na lu nga xamante ni si yenn détails yi duñ si dugg ñun rek la ñuy dégg suñu làmmiñ yi ñuy wax te am na nag il est temps ñu toogaat xoolaat suñu environnement xoolaat autour lan mooy problème bi lan moo tax cas yii di am mais bari na trop ci musulman yi mais comme imam mi ngi fi xëy na loolu question yooyu peut-être que moom dina ko mën a développer di fàtte rek ñi ngi ba tey di wéyandi seen émission bi nga xamante ni ñi koy amal fii seen rajo Afia FM suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID tey nag li ñuy waxtaanee moo di taxawaayu wala regard ban gis-gis la ñi nga xamante ni ñooy nekk ci wàllum diine gi di njiitum diine yi nekk ci di mooy maanaam xool bi nga xamante ni ñi nekk ci diine gi am nañ ko ci métital yi nga xamante ni ñi ngi koy teg xale yi moo xam muy diine chrétien di diine musulman ndax ku ne xam na ni Sénégal moom pays laïque la ñaari diine yëpp ñoo yem ndax la nekk ci Bible yaakaar naa madame Mané moo nekk ci Coran bi Bible ni muy protéger xale noonu la aussi Coran di protéger xale yéen parfois du ñàkk yow monitrice nga mais aussi nee nga ma yaa ngi def formation pour nekk pasteur voilà c'est déjà fait def nga formation bi tu es pasteur ci biir formation boobu ñàkkul ni aussi mu mel ni genre enseignement boo xamante ne est-ce que amuñu si buñ leen si boo xamante ne dañ si accentuer wu ngir rek wax leen yéen it seen taxawaay bi ngeen war a am ci li nga xamante ni mooy ay phénomène la parce que dafa nekk loo xamante ni mën nañ ko jàppee phénomène ndax c'est récurrent day ñëw di ñëwaat muy viol abus sexuels yi ak yu ni mel ci góor ñi ci jigéen ñi muy nekk ay sujets d'actualité yoo xamante ni lu ma sa xew yi ñàkkul seen biir formation ñu tàggat leen si yéen ngeen xam nan ngeen di taxawoo xale yooyu. waaw loolu dinaa si sawar a tontu ndaxte dama nekk ko xamante ne ni damay former formateur des formateurs. Alors d'abord si bu ñu xoolee ci Bible bi yàlla mu ngi nee ni na nga jàngal xale bu ndaw yoon bu mu war a topp maanaam lu mu war a def su magee du jàll du dem ci beneen bor dina topp li nga xamante ne loolu nga ko jàngal d'abord bi muy nekk xale nga ko war a commencer jàngal am na ñoo xamante ne dañuy ne déedéet liir la tàmbale di def yenn ak xale bi te loolu dafay marqué dundam xale déjà bu amee juróom benn weer ci biir mu ngi commencé di xam lu bari li nga xamante ne yaay ji loolu lay yéeg moom it mu ngi koy yéeg li nit ñi di wax sax day boo tegan musique moom mu ngi koy déglu comprendre kon nekkul innocent bu juddoo tamit lu tax muy xataraayu di def lu ko neex parce que aussi dafay bugg a attirer attention mag yi su ko defee yow nga foog ne xale boobu dafa innocent lu mu munta def nga bàyyi ko ci loolu déjà éducation dafay commencer dès le bas âge waroo xaar ba mu am at déjà am na ñoo xamante ne dañuy ne xale bi buy tàmbale wax day tàmbale wax ak saaga loolu dafa nekk loo xamante ma mënuma ko accepter man waa si sama wàllu bopp boobu parce que xale buy tàmbale saaga kon war na mun a tàmbale ak gërëm yàlla daal saaga yooyu ci mag ñi leen koy déggee ba pare loolu laay wax ni dañ koy dégg déjà si mag ñi donc dañoo war a def formation si biir maanaam ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ak ay xale su nekkee ay ustaas lañu dañu leen di former pour doon ay ustaas nañu leen jàngal lan moo nekk xale ak lan moo nekk valeur xale lan moo nekk protection xale bi bu nekkee tamit ay moniteur lañu ñu jàngal leen won leen tamit yoon naka la yoon bi mun a dale seen kaw saa yu nga xamante ne ni dañoo def lu dul yoon
yoon maanaam ci wàllum diine dafa am ay daan yoo xamante ni diine la koy teg nit ñooñu nga xamante ni dañoo teg ay métit xale yi. waaw par exemple tey ji munoo nekk si benn dëkk te nga ne doo topp maanaam yoon bi nga xamante moom la ñu teral mun nga nekk chrétien wante Jésus wax na ne que bépp nguur si yàlla la jóge kon nguur googu lan la teral danga ko war a topp loolu dañ koy tàmbale ci kër yi parce que du sànq maa ngi dégg ñuy laajte ñi nga xamante ne dañuy dem ci jumaa ji dañuy bàyyi jigéen ñi dañuy bàyyi xale yi am donc am na ku nekk diine bu nekk am na teral yi ñu teral wante man li ma bugg a wax moo ne que man sama gis-gis du ma gis si benn diine rek man maa ngi gis maanaam lu ñuy wax le bienfait de l'enfant nga nekk chrétien nga nekk musulman man si loolu laay yëngu xale yu bari suñu ma dégloo tey fii dinañu xam ñeneen ñi dañu may wax yaayu kër bonsoir bon damay dajale ay xale yu chrétien ak ay xale musulman lu ma si bëgg mooy lan laa bëgg a jot si xale yi mooy lan teg ci seen xol ragalu yàlla saa yu xale amee ragalu yàlla dina ragal da ngay won xale bi ni boo defee lii ak lii moo la si fekk lii ak lii moo la si fekk wante su dee dañu bugg a ne diine rek la ñuy topp bible bi wax na nii alquran bi wax na nii wante ñu ngi fàtte ni que alquran bi ak bible bi mu ngi nekk fii si suuf fii si àdduna lu nekk a ngi fii si biir kon jëlal jàngale li nga xamante ne loolu la bible bi di jàngale jëlal li nga xamante ne loolu la alquran bi di jàngale te nga jël li nga xamante ne ni loolu la charte réew mi tamit di jàngale su ko defee da ngay former koo xamante ne ni bu taxawee dina doon koo xamante ne ni jub na donte sax kenn jubul ndaxte même ci bible bi ñu ngi nee ni kenn jubul ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañu dañoo yelloo maanaam safara wante yàlla si baaxaayam la ñu wàllu see ci ñun chrétien mbokk suñu lu ñu jàngi la ñu wàllu see yónni ñu Yeesu Krista mu ñëw joxe dundam ngir ñun kon Yeesu Krista boobu nga xamante ne moom moo ñu woon yoon le modèle parfait que dañoo war a fonk xale dañoo war a jàngal ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ak ay xale war nañu ko def ndaxte bu ñu gisee Ibrahima yàlla dafa woo Ibrahima mu ngi nekkoon ci pourtant si famille boo xamante ne ay xërëm la ñu doon jaamu papam dafa doon nekk ko xamante ne tamit dafay defar ay xërëm kon yàlla daf ko woo ci njaboot ñu bëri génne ko moom kese lu tax yàlla génne ko xolam la yàlla doon gis kon mun nañu nekk 1 million de musulmans 1 million de chrétiens wante yàlla xol lay xool donc pour tànn ko xamante ne moom moo war a mun a jàngal xale te nekk ak ay xale tamit da nga war a am sensibilité spirituelle d'abord nga ñaan yàlla kan laa war a jël si ñii nga xamante ne ñoo nekk fi kan laa war a jël kan moo war a nekk oustaz kan moo war a nekk moniteur kan moo war a nekk pasteur kan moo war a nekk lii warul nekk rek image yu nit ki ndaxte nit ñi dañuy xool souvent li nga xamante ne loolu mooy daal seeni bët wante yàlla xol lay xool kon loolu dafa war a nekk première formation bi nga xamante ne ni d'abord responsable yi di tànn ñi war a nekk ay xale loolu la ñu war a def te tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk si biir famille bi dañoo war a xam ne éducation du si église du si jàkk ji éducation si kër gi lay commencer kon pour mun a jot si loolu noonu en tant que chrétienne man lu may wax souvent dama nekk présidente nationale benn mouvement tudd Aglo fii Sénégal donc dama am opportunité jàngal ay jigéen dama am opportunité dajale ay nit kon lu ñu war a njëkk a jàngal mooy maanaam parents yi ciblé ay parents nañu bañ a sipp kenn nañu bañ a xool kenn ne kii dafa amul yar kii dafa def ni déedéet amul koo xamante ne dafa bëgg doomam bon ci àdduna mu nekk ku am alal ak ku ñàkk alal ñëpp a bëgg seen doom nekk si yoon bu baax te bu suba ñu leen di tàggee ni doomu diw wante léegi maa ngi ñëw ñaan loolu bu nekk ci diine chrétien mbaa mu nekk ci diine musulman sànq oustaz bi nee na munoo laal ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo la war ñoom nga mun a def waaw c'est vrai wante maa ngi ñaax ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu tey te ñi nga xamante ne ñooy jël seen bible bis bu nekk di si jàngi ñi nga xamante ne dañuy jël seen alquran bis bu nekk di si jàngi nañu bàyyi xel si li yàlla wax su ku si bàyyiwul xel da ngay dem ci lu bon yàlla Ibrahima daf ko ne jàngal xale yi juddoo si sa kër
xale yi juddoon si kër Ibrahima nekkuloon ni ay doomam yi kese ndaxte doom yi nga xamante ne ñoom la ñuy gis si histoire mu nekk si Bible bi je pense aussi si Alquran mooy Ismaïla ak Isaac n'est-ce pas wante amoon na ay surga amoon na ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ak moom mu ne leen jàngal mu ne ko jàngalal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ak yow te loolu c'est de génération en génération lu tax tey si àdduna ñu ngi gis Afrique ñu ngi nee ne ñu ngi yàqu mais fele lay jógee lu tax muy jóge si bitim ci kaw ci dëkk nasaraan ndaxte dañoo fàtte maanaam joxe li nga xamante ne loolu la génération bi am ñu joxe ko yeneen génération defuñu ko ñeneen ñi ñëw xamuñu dara dañuy def rek comme ay mala kon ñooñu bu ñu yàqoo te ñun si suñu biir nekkuñu di jàngal suñuy doom ñu doylo suñu askan ñu doylo suñuy aada kon ñele dinañu ñëw yàq te gën a yàq fii nii voilà loolu laa amoon pour wax xaw ma na ndax tontu naa sa question sama xol moo fees saa yu ñu laalee xale dafay feesal sama xol maanaam dafay laal sama xol bugguma ku toroxal xale ndaxte yàlla buggul ku toroxal xale dëgg la madame Mané imam am na loo xamante ni lu am solo la wax na ko mu ni ñàngale mi maanaam yar bi du nitu diine ki rek moo war a yar xale bi mais dafa war a commencer ci fi nga xamante ni moo di kër ga mais madame Mané loolu dañ gis ni mën nañ ni loolu yarum kër yi maanaam mënatul jàpp na mu war a jàppale noonu ndax léegi gis na ni ku am sa doom mu xaw a tuuti internat nga yóbbu imam wala daara kon nga war a xam ni parents yi aussi dañoo njëkk fayir seen mission ba pare jël xale yi bëgg ko sëf ñi nga xamante ni ñoo di nitu diine yi ëllëg lu ci am à la limite ñu ni si daara ja la yaroo kon li mu mel daara ja moo ko teg waaw imam waaw xam nga comme ni ko madame Mané am na solo mais fi mu daanelee mooy parents yi ñun ñëpp foofu fu ñuy jooy foofu la ñuy jooy mooy da ngay seetaan da nga koy seetaan léeg-léeg xale tàmm yenn mbir yi yenn kàddu yi nit ñëw di kaf ak moom koo xam ni jàmbur la ci moom di yegg ak moom ci yenn kaf yi mu wóor ne la lii gis nga ko ab signe la mais am na fu mu jëm mais doo ci artu da nga naan rus naa wax ba keroog ñuy wéet def li ñuy def dañoo violé sama doom nga sonnal ñëpp te fekk yaa seetaanoon bi muy tàmbali ko kenn ku ci nekk sa doom dina la woon signe buy wane ni kii moo yi mu commencé utiliser xaw ma ko yoon ci moom te kaddu ci la nit di tàmbalee di soppeeku kaddu yi nga ko yaree mu miin ko xam ko mu génnee ci mbedd bi ñëw mu commencé indi ay yeneen moo nga xam ni moo yi mi ngi am na mu ngi changé léegi nag boo toppul loolu doo ko topp da nga naan seen école la xale yi dañuy foo xale yi dañuy war a nangam ku ñëw ci kër gi doo vérifier kan moo ñëw kan moo ñëwul xale bi bu génnee ban heure lay ñëw ban heure lay dem sa yoon nekku ci mais léegi loolu leneen bu sa doom yàqu kan la yow daal na lekk na naan na solu bu école bi soo demee ci école yi léeg-léeg dinañu woote réunion 3 mois doo gis benn parent bu ñëw xool lan la ñuy wax ci doomam ndax mi ngi ñëw wala ñëwul xooloo loolu te ba pare yow bi ngay dem di samp kër tàgguwoo kenn da nga am sa xaalis ne damay takki soxna su ma amee soxna damay am njaboot ni nga sonnee woon pour indi samp kër gi tabax ko yaa xam da nga tabax wala da nga luwe di dem di indi dund noonu nga war a xoolee sa doom mais yow l'essentiel yow sa bànneex sa plaisir rek ngay lijjanti doom juddu na sa plaisir jàll na li ci des sa yoon nekku ci pourquoi bu yàqoo nga bàyyi ko yàq ko indil ko société bi soo gisee suñ société bi yàqu loolu moo ñu dal da ngay dem jël sa bànneex ba nu mu la neexee doom ji juddu nga ni pare naa ci bu bonee yaayam la su baaxee yaayam la loolu fan la ko yàlla wax aada la rek doom bu bonee ñu ni yaay ji bu baaxee ñu ni yaay ji pour lan te ñoom ñaar ñëpp ñoo war a yar bu ko defee bu demee ba nekk taxawaalukat ñu ni yaay ji lii la fi sëyoon te sëyu ko fi yéen ñaar yéen a seetaan ba doomam yàqu bu ko defee l'islam moom du deñ te du mës a deñ di wax ba pare di tëkku képp koo xam ni def nga lu bon du mel noonu doomu aadama rawatina xale xamul ndeyjoor xamul dara nga amoo sa xel xewalul kenn lu dul di ko violé nga pare nekk ci quartier bi ñu wax diw dañ ko violé nga ñëw xam nga nit ñi ñoo yegg ci dund bàyyi ma xam nga bàyyi ma bu defoon lu bon sax bu ñëwee da lay xool nga koy xool nit ñi ñoo yegg ci mbon ci foofu xool nit xale bu ndaw
10 ans 7 ans nga fas yéenee tëdd ak moom te ay jigéen nekk fi ñu dul jeex bi ci des tamit dafa am loo xam ne dañ ko perte ci wàllu sunu société yi niñ ko waroon a teel sunu base éducation yoratuñ ko sunu bopp xam nga réew pour nga mën a ne fii laa bëgg a yóbbu samay doom sama jeunesse nii laa bëgg ñu mel réew yu bëri ñoom dañoo jël loolu boo demee ci Maroc gi am na boo tàmbalee di jàng ba ngay dem secondaire benn étranger boo xam ne bokkul ci réew mi du la jàngal parce que ki dëkk ci réew mi xam yaru réew mi moo lay jàngal ba nga am base éducation réew mi am base langue réew mi boo génnee nag ci cycle boobu keneen mën na la jàngal day fekk tabax nañ la lu ñu bëgg na nga mel ni réew mi mel mais ñun amuñu loolu barki démb maa ngi dégg ñuy wax ci benn rajo ñu ne dañu bëgg a xool ne est-ce que léegi affaire wàllu sexuel mën nañu ko di ko jàngal xale yi ci primaire am na ñu ko commencé proposer te xam naa ni dinañ ci ñëw léegi xool loolu fan la ñu jëmee kon am na ñeneen ñu ne ci sunu biir di ñu manipuler di def lu ñu neex loolu tax xale yi di mën a def loolu. mais imam est-ce que loolu tamit du tax xale yi xam lan mooy wàllum sexualité comme ça ñoom ñu mën ko di ko moytu. déedéet boo ko xamee rek découvrir ko gis nga publicité bi ñu lay defal jimbo ci télé bi est-ce que dañ la koy wan pour nga xam ni lii jimbo la déedéet dañ la ko wan pour nga dem jëndi ñem ko doo koy xam rek di ko tenté. mais bokkut ak loo xamante ni dañ laa la moytul lii waroo ko laal ndax lii ak lii yaakaar naa nit ki buñ la waxee lii inconvénient yi si nekk amulu la njëriñ quand même imam boo dee nitu xel dëgg loolu doo ci àgg. mais xale am na foo xam ne mën nga yar wax ba pare mais maturité am yeggseegul ci foofu nag lañ koy yàq. madame Mané da ngay wax. waaw nga éduqué ne moytu leen lii yaay yi dañ koy def. boo tolloo fii moytul góor bu la góor sunu mag ñi sunu maam yi loolu lañ daan def boo xasee ba gis mbaax. bu la góor laalee rek ëmb nga dañ lay tiital loolu ba dootoo jege góor mais léegi xoolal li xew. man maa ngi wax rek si li mu wax. dëgg la publicité saa yu ñu defee publicité day attirer nit pour mu jënd. n'est-ce pas noonu tamit parce que sooy jàngal xale déjà li muy dégg. lu mu si retenir bariwul. comprendre nga mais lu muy gis. dafay toppandoo looloo ëpp doole kon foog naa ne ñun fii Afrique soxlaguñu loolu ndaxte eggaguñu foofu amaguñu sax li nga xamante ne ni moom la ñele am ba egg si foofu te ñaanuñu yàlla egg si ñoom fu ñu egg si ndaxte dégg la ñu ngi Afrique xëy na metti na wante fii Afrique ñu ngi jaamu yàlla loolu rek laa amoon. am nañ diine am nañ base yàlla na yàlla taxawuñu rek waaw bismillah beneen question wala ma. Sophie dafa am loo si bëgg sànni. waaw maam Sey man tey dama kontaan moo tax bëgguma sax jël parole de trop. pour bàyyi samay invité ñuy développer. parce que li ñuy wax fii ñoom ñaar ñëpp c'est tellement important non c'est intéressant wax dëgg yàlla. te yaakaar naa ni dañuy fi toog pour attirer attention aux parents yi surtout ñoom ñi nga xamante ni si. ñoom la yàlla dénk njaboot responsabilité boobu nga war a toog war a saytu sa njaboot war a bàyyi xel entourage bi ci biir kër bi nag lay commencer ni ñoom niñ ko waxee ci biir kër gi lay war a commencer ngay waxtaan ak sa doom et puis nga ñemeleel ko sa bopp di waxtaan ak sa doom waaye waroo ko di tiital boo defee nii def naa non da ngay waxtaan ak moom man maay sa papa man maay sa yaay képp ku la def naka su dul noonu ñëwal nga wax ma ko man je suis mieux placée pour te protéger keneen mënul taxaw pour protéger la ku dul man donc yooyu façon wax boo koy wax xale bi day rassuré wu day bàyyi xel te day jàpp ne parent bi modèle la li mu ko wax tamit noonu la te tamit effectivement les parents représentent les modèles pour les enfants te wax dëgg yàlla xale bi nga xamante ni moom nga gën a mën a communiquer xale boobu lu ko mën a dal si mbedd bi di la koy wax mais xale bi nga xamante ni faale woo ko di ko xas di ko tuutal di ko ñàkk kersa di ko beddi xale boobu day dem ba du la nawloo quoi da lay bàyyi nga koy xool mu lay xool te pourtant xale yi dañu comprendre loo wax rek xale yi ñu ngi koy comprendre mën nañ ko même buñ la waxul dinañ xam ni kat kii nii mu jëfee nii lii la comportement bi mu am lii lay signifier donc xale yi day baax torop ñuy waxtaan ak ñoom mais bëggoon naa attirer attention aux parents yi tamit sur séquelles yi nga xamante ni si moom la viol di def si biir kër yi muy si biir kër gi ci mbedd mi xale yi sonn nañ torop
mais bu fekkee ni waajur bi am nga taxawaay di seetlu yu nga xamante ni amoon habitude di ko gis ci sa doom seetlu yooyu day baax nga ciy taxaw di xool sa doom bu changé nga ni ko woo lan moo la def nii lan moo la def naa. Donc ces agressions impactent sur la santé mentale des enfants victimes et laissent des séquelles au niveau psychique. Loolu tout le temps dama koy bàyyi xel pour nit ñi waxtaan ak ñoom pour ñu bàyyi xel jar na di fàttali voilà. Donc la baisse de l'estime de soi xale bi dootul nawlooti boppam buñ ko agressé sexuellement. xale bi ci biir école bi danaan man est-ce que dinaa amati benn résultat wala est-ce que man li may def nii jar na ko. Donc xale bi day dem ba dootul nawlooti boppam daal pour moom sax ñeneen ñi ñoo ko gën. moom day xeeb boppam te loolu baaxul ci xale. une insuffisance du bien-être et des attitudes sociales loolu tamit c'est dañ ko war a bàyyi xel. Un risque suicidaire élevé am na ñi nga xamante ni ci dañuy dem ba dara du li may wax rek dara dootu leen safat ci àddina dara du la safati seen dund day yàqu. Des troubles de conduite des difficultés de concentration surtout ci biir école yi ak daara yi xale bi ni mu doon amee concentration ak buñ ko violé xale bi day changer dootul amati concentration day tëdd sax di nelaw wala mu toog nii xel mi nekkatul ci moom muy de xalaat leneen ak leneen day tiit voilà. Des troubles de sommeil des troubles du sommeil donc yooyu yëpp dafa war a nit ki en tant que waajur yow la yàlla jox loolu mais tamit suñu jàngalekat yi tamit war nañ di bàyyi xel lu bari loolu parce que comme léegi xale bi majeure partie temps da koy passé ca école bi wala ca daara ja ak ci biir kër gi donc ñoom tamit ay sàmm lañ ay waajur lañ mais également ay sàmm lañ war nañu posture bi parent bi war a taxawoo pour saytu njaboot gi ñoom tamit rôle boobu la ñu am ci xale bi rôle boobu di surveiller di nemmeeku xale bi nga xamante ni ci moo nekk ci seen responsabilité ba nga xamante ni dara lu ko dal lu ko wokk dinañ ko mën a xam naka lañ koy gérer. Donc pour dire un tout petit peu que l'abus sexuel est destructeur, les conséquences sont énormes. La victime développe une colère vis-à-vis de l'agresseur, une peur d'être incomprise. Ci biir kër gi sa yaay yow mi nga xam dañ la viol da ngay ñëw naan sama yaay de bu ma waxee naa toog di ko déglu xale bi dootul day jàpp ne même bu ma expliquer sama yaay du ma gëm wala sama papa du ma gëm saaga yi rek la ñuy ñëw di la ko teg xale bi dangaa bon yaa taxawaala ju woon yaa def nii donc loolu yëpp ay métital la yu nga xam te ne xale bi da koy dund. Sentiments qui peuvent davantage la blesser. C'est des sentiments qui peuvent davantage la blesser. L'abus sexuel dévie l'individu de sa trajectoire habituelle. Donc il installe la victime dans une baisse de l'estime de soi, une dissociation des comportements autodestructeurs ou des comportements suicidaires. Donc lu lépp war nañ ci bàyyi xel man daal li may attirer attention rek mooy parents yi waaw. Également aussi parents yi nga xam te ne dañoo sàkku seen doom ñoom aussi dañuy souffrir bu ndax buñ ñëwee seet ci ma bureau ba ñoom ci seen bopp seen xol yi day naqadi dañuy jooy bay bëgg a dee ni leen def sama doom ni ñu def sama xale bi day am lu ko métti mais waajur bi également day am lu ko métti loolu mooy wane ni les parents des victimes sont aussi touchés que l'enfant. Ils sont effondrés, culpabilisés car l'auteur est dans la majorité de ces cas dans l'entourage se trouve dans l'entourage maanaam xale bi nga xam te ni moom la ñuy def noonu le plus souvent ki ko def mi ngi ci biir ku mu xam la soit ci biir famille bi la ñu ne nañ nëppal soit ci mbedd mi la mais xam na xale bi xam na ko très rarement ngay gis koo xam te ni si dañ ko jàmbur lay doon ci moom waaw. Donc pour dire attirer un peu attention waajur yi parce que ñooñu fi tax a toog tey jii bu ma invité également madame Sagna pour ñu toog waxtaane xam ne lii ñu bokk nii ñun ñoo ko bokk société bi ñun ñoo ko bokk mais ku nekk bu ci jàppee yaakaar naa ne xale yi dinañ am bien-être bu nga xamante ni si ëllëg réew mi ñuy am réew moo xamante ni si bu développé lay doon. am na solo Sophie ndax dañuy wax ne xale mooy ëllëg li nga xamante ni moo di réew mi kon dina am solo ñuy waxtaanee seen nekkin rawatina li nga xamante ni moo di diine gi xam ne ñun ñëpp dafa ñoo tënk ci buñ ci mënti bokk ndax bu ci nekk am na ay charte yoo xamante ni dafa ñu ko tëral pour ñu si aw ngir mën a sàmm ñi nga xamante ni moo di xale yi. Imaam li ñu des sa ay waxtu bariwul dañuy def rek lu dul tàggoo bàyyi la nga wax sa kàddu gu mujj. waa xanaa kàddu gu mujj gi rek te bu mu doon sunu mujj daje di comme fi ko maam sa fi daanelee léegi mooy waajur yi nañu taxawaat gis nga nit loo sonn ci àdduna te réussir njaboot amuloo réussir amal alal judul jeex boo amul njabootu jàmbur ñooy ñëw lekk alal ji kon pare defaral sa base ba pare muy sa njaboot
jàngal leen taxawu leen aar leen suturaal leen ba bu ëllëgee loo sonn ci àdduna boo ñëwee ñu gën la ko defaral waaye boo demee ci àdduna ba am àdduna te defaroo njaboot koo fi bàyyi njaboot gi dañuy ñëw yàqaat alal ji buy kër danañ ko pasari jaay ko wala ñu xëccoo ko wala ñu reyante parce que base bi defaroo ko woon da nga leen juróon rek abandonné leen bi nga demee ba mag di nga kenn ku ne bu màggee dana wëri baayam bu la wëree ba ñëw fekk la amul woon éducation amul déggoowu leen sooy génn àdduna mu pasari alal ji paa bi def ñoo sàgganoon musuñu ko gis xamuñu ci lu mu doon nekk miinuñu ko kon ku perte yow yaa perte kon maa ngi ñaax sama bopp ni ñaax waajur yëpp ñu bàyyiwaat xel doom bàyyiwaat xel njaboot ñoom ñooy alal muy góor muy bu jigéen bi soo leen defaree noppalu nga àdduna soo leen defarul sa coono àdduna ak àllaaxira yëpp mi ngi lay xaar sonn fii nag sonn fële dara jëru ko yàlla na yàlla xiir ci boppam yàlla na yàlla tàggataat ñu yërëm njaboot gi taxawu leen suturaal leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf imam madame Mané ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw maa ngi ne ni njaboot yi borom kër yi papa yi ak yaay yi ñu gën a mën a jàppale xale yi par yenn saa yi dinañu dégg ne xëy na sax si biir njaboot ji la te ñu ngi koy nëbb léegi yow li ngay nëbb noonu xalaatoo xale bi nga xamante moo koy subir te dina des si moom diiru dundam moo gën ñu exposé kaay ngir loolu mun a dagg ki ngay nëbb tey nga nëbbal ko li mu def bu suba dina def ginnaaw suba mu defaat à la fin day yàq te tamit xëy na àdduna moo métti lii yàlla santaane woon ne moo ne que jigéen ji dina ëmb mu am doom te dina toog mu yar doomam ku góor ki moo waroon a dem ci tool ba liggéey andi jox jabaram ak ay doomam wante tey jii gis nañu ne que ku nekk dafa war a daw pour mun a utti pour dimbale njaboot ji àdduna bi moo doxee noonu kon am nañu 24 waxtu ci bés suñu ko xaajee si ñetti pàcc dina am juróom-ñett waxtu bi nga xamante ne da ngay nelaw juróom-ñetti waxtu yoo xamante ne da nga koy liggéey juróom-ñetti waxtu yoo xamante ne ni da ngay am jot jaamu sa yàlla te tamit yar sa doom si jaamu yàlla la bokk yaree ko say doom toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xam lan moo nekk seen problème ngir mun leen gën a tette te tamit di ñaax nit ñi bu dee kër gi dafa xat nañu bañ a boole góor ak jigéen ci benn néeg nañu leen séparer ñu ber jigéen ñi ber ñu góor ñi xale yi tamit suñu demee école ñi leen di jàngal nañu nekk ay modèle wante dafay ñaaw saa yu nga xamante ne da ngay dégg parfois ci kii nga xamante ne moom moo war a joxe exemple xale bi moom mooy abusé wu encore ci kaw xale bi loolu dafa ñaaw torop loolu si de ñoom ñu ngi ñuy déglu nañu bàyyi loolu samay mbokk chrétiens yi peut-être tamit yéen a ngi may déglu dégg la si nouveau ancien testament dañoo newoon œil pour œil ku def genre yu mel nii dañu lay yóbbu si biti sànni la ay xeer rey la foofu wante même si nouveau testament nga xamante ne dañu ne c'est le temps de la grâce ci Jésus-Christ Jésus moom si wàllu boppam moo ne ku scandaliser kenn si ñu ndaw ñi maanaam dese na ko ñu takkal ko benn doj bu mag sànni ko ci biir géej kon nañu moytu te tamit di ñaan xale yi yéen a ngi may déglu foog naa ni yéen a ngi may déglu ku leen woo te xamoo leen ko kaay ma uf la kaay ma def lii bañal ku lay nax pour dem yóbbu la foo xamul yuuxul wax naa leen souvent da ngeen di wax wuyaa yooyu tonton saay-saay wuyaa yooyu tata saay-saay ndaxte jigéen ak góor yëpp dañuy def yu mel noonu. jërëjëf madame Mané am na solo Sophie rapidement 30 secondes nga tàggatoo. waaw Mame Seye xanaa di rafetlu émission bi ak sama ay invité kontaan trop ci li ñu développé. bëgguma woon sax tey wax lu bari dama bàyyi di waaw tellement que li ñu wax c'est intéressant xanaa di rappeler waat rek ak di ñaaxaat parents yi que ni njaboot bu la ko yàlla dénkee da nga ci am responsabilité boo xamante ni si ba keroog muy génn say loxo yow yaa ko war a toppatoo yow yaa ko war a protéger donc il faut que l'on fasse appel à l'éducation des parents il faut que nous soyons quelque part responsables waaw ñun ñu amaat obligation
wane ni taxaw boo nga xamante ni si jàppale xale yi parce que xale boo ko jàppalee rek ëllëg bu màggee da lay daal di noppal mais bu fekkee dafa nekk ci ay xat-xat ëllëg yow da nga sonn moom dana sonn te bu ëllëgee loolu du nekk ci environnement bu nga xamante ni si après da lay gënal di tàggu suñu mbokk auditeurs auditrices yi di leen wax ne jaajëf ci déglu bi comme ça suñu nekk niñ ko daan defee tout le temps nous vous remercions merci di ko jaajëfal moom Mame Sophie Ndiaye di waa CEGID di jaajëfal aussi waa CEGID seen lëkkaloo ak rajo Afia jëm si ba tey émission yi nga xamante ni dañ ciy waxtaanee lépp loo xamante ni nekkinu xale la ak abus sexuel yi nga xamante ni ngi leen di koy teg auditeur ak auditrice rajo Afia FM yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal ci safoo beeg teewlu bi di leen jox dig daje ci beneen thème ak waa CEGID ci seen rajo Afia jërë ngeen jëf. ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maymuna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam